Bonjour chers internautes de Ndianda TV, ravi de vous retrouver sur notre télé, la télé au cœur de vos envies. Tey nag mbégte lañu àndal daal di door suñu première émission entre jeunes ñun ak yéen mën ngeen ñoo joindre ci suñu page YouTube www.ndiandatv.com ci ay thèmes yu soxal askan wi plus précisément les jeunes tey ñu bëgg a waxtaanee lu jëm ci wàllum grossesse précoce. ànd ci ak suñuy invité ku ci mel ni médecin chef bu district sanitaire u Ndianda Ta Soufi sage-femme Ta Soufi ànd ci aussi ak Soda Lo représentante des étudiantes moo fi teew ñu daal di bëgg a waxtaanee ci loolu nga xamante ne moom mooy grossesse précoce Ta Soufi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax te di la dalal ci suñu télé. waaw maa ngi leen di remercier bu baax di leen sant di leen gërëm particulièrement Moussa bi ma ñëw seet si fan yi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di wax ne thème bii ngay jël thème bu noble la thème boo xam ne d'actualité la boo xam ne vraiment daal baax na daal ci société bi léegi daal. gannaaw loolu Soda ñu daal di la bàyyi nga nuyoo ak chers internautes u Ndianda TV yi daal di présenté wu avant loolu ñu ngi lay dalal bu baax a baax ci suñu plateau. waaw kontaan naa ci daal bi je me nomme Soda Lo troisième année étudiant troisième année maa fi teewal tey bépp étudiant buy def kii wàllum sage-femme tey nag ci thème bi ñu bëggoon a dugg mooy grossesse précoce et la planification familiale. merci Soda merci Ta Soufi pour présentation bi gannaaw loolu nag ñu daal di jàll ci suñu thème bi ñu wax léegi rek ñu daal di ko bampuwaat muy wàllum grossesse précoce nga xam ne dafa lëmbe suñu réew wala sax suñuy gox ndax dafa nekk loo xamante ne de plus en plus day gën a fréquent moo tax tey ñu daal di choisir toog waxtaan ak suñuy médecins yi nga xamante ne seen xam-xam daal dina see yanj avant loolu ñu daal di jox kàddu gi kii nga xamante ne moom mooy Ta Soufi mu daal di sage-femme fii ci district sanitaire bu Ndianda mu tënkal ñu li nga xamante ne moom mooy grossesse précoce maanaam ci lu gàtt mu daal di ñoo defal définition grossesse précoce Ta Soufi vous avez la parole. waaw grossesse précoce pour définir ko mooy grossesse boo xam ne dafa dal xale bu jigéen boo xam ne entre 18 et 19 ans 17 18 19 et di causer nag ay problèmes de santé. grossesse précoce daal mooy grossesse bu teel daal boo xam ne xale bi ëmb bu teel. maanaam noonu laa ko mën a définir daal. Soda maanaam bu ñu jéemee tënk li sage-femme Ta Soufi wax grossesse précoce mu ngi daal di signifier ci olof lu ñuy naan ëmb bu teel maanaam ëmb ci say at matagul wala ëmb ci entre temps boo xamante que ni c'est anormal lañ ko mën a waxee en tant que étudiante. expérimentisé comme ni ñu ko mën a waxee yow tamit lan nga xalaat que ne moom mooy grossesse précoce. comme ni ko madame kii sage-femme bi waxee rek Ta Soufi c'est la même comme grossesse précoce li ñu ko waxee rek mooy si at yi yoo xam ne 18 ans la ba 17 18 ans la xale bi jël si ëmb fekk na organes génitaux yi développé gu ñu risques yi ñu ci mën a courir yooyu yëpp nañ ciy ragal moo tax sage-femme dina ko gën a mën a expliquer nag. d'accord mu mel ni Moussa loolu leer na suñu caméraman journaliste bi kon bu ko defee rek ñu daal di jàll ci li nga xamante ne moom mooy cause parce que bu ñu waxee grossesse forcément suñu xel dina dem ci lan moo koy indi maanaam lan moo tax kon ñu daal di bàyyi Ta Soufi rek mu daal di ñoo développer quelles sont les causes yi nga xamante ne mën nañ ko xaar ci ëmb bu teel. waaw comme ni nga ko waxee rek ëmb bu teel cause yi mooy rapport sexuel précoce et non protégé mooy indi grossesse. Curiosité mooy bëgg a xam li mu doon ak influence su père yi influence su père mooy sa xarit yi def nañu lii ñu may nettali lii naa ko découvrir loolu moo ci dugal xale yi sob moo ci leen ci dugal ak mariage précoce yi boobu it bokk na ci li indi grossesse précoce yi ak abus sexuel yi ñu siif violer leen loolu yëpp dinay tax ba xale bi def grossesse précoce waaw loolu daal yii daal laa xam ne ñooy cause yoo xam ne ils sont plus déterminants ci li mën a tax ba xale ëmb te âge am du jot. maanaam li ñu mën a tënk mooy dañ kumpa mën na see bokk ñàkk a maandu mën na see bokk
am envie tamit dem découvrir comme ni ñu koy waxee boo nekkee xale tu as parfois envie de découvrir maanaam loolu mën na doon ay causes yu rëy ci li nga xamante ne moom mooy grossesse précoce. Soda en tant que jeune étudiante à l'université Cheikh Anta Diop comme ni nga ko waxee léegi xale nga peut-être da ngay am fréquentation ak say xarit peut-être da ngay am ay àndandoo aussi ñàkkul ñoo xam mu dal leen en tant que xale lan nga yaakaar ne moom mooy indi lii nga xam ne moom mooy grossesse précoce maanaam ëmb bu teel. pour man comme ni ko sage-femme bi waxee rek dama ciy dolli rek parfois mu awma benn ami bu mu dal mais mun naa xam tamit keneen ku mu dal ku du sama xarit mais yi mun nañoo wax daal cause yi li ko mën a indi tamit manque d'information ak éducation ci la bokk tamit problème mu tabou tamit ci problème mu tabou lié au sexe tamit da koy waral ndax parents yi duñ nangu tamit waxtaan ak seen doom ci wàllu sexe ndax cause boo xam ne daal parfois da leen ni kii daal duñ tuddati mun naa mu choqué parents yi wala je ne sais pas daal mais culture la boo xam ne ba tey moo fi nekk kenn mënu koo dégg parfois sax booy wax ci loolu dañ naan waroo wax ci lii nga war a wax xam nga culture Afrique rek. wala sax parfois ñu lay naan am na loo xamante ne waroo ko wax sa doom parce que yow yaay kilifaam maanaam day manquer confidentialité bi war a am entre parents ak enfant te dafa nekk loo xamante ne dafa wax parce que boo nekkee ak say doom comme niñ ko mën a waxee da nga war di waxtaan ak ñoom ci lu sori loolu tamit mën na nekk cause parents yi rôle bi ñu war a jouer parfois maanaam dañ koy manquer. aussi pour ma yokk ci rek les jeunes n'ont pas accès à la contraception aussi lu am solo la ndax dina tax ba yow peut-être di nga ànd ak góor waaye doo ëmb contraception aussi xale yi duñu ñëw parce que bu ñu ñëwee ci poste de santé bi peut-être dañuy complexe bi dañuy yaakaar ne waaw voilà complexe seen parents yi comprendre moo tax duñu ñëw aussi mariage forcé yi wax naa ko léegi ak précoce yi ni nga koy waxee rek manque d'information bi aussi ci la ndax xale yi xamuñu quand même xamuñu dara ci kii seen vie sexuelle xamuñu ko ndax comme ni nga ko waxee rek tabu la fii nga toog ak sa doom di waxtaan ak moom mbiru góor ak jigéen c'est tabou c'est ça c'est vraiment loolu yëpp bokk na ci te xale yi ñoom xamuñu dara parfois dañuy soxla ku leen di conseiller effectivement kon ñun ñoo ko déggandoo maanaam grossesse précoce cause yi ko mën a indi bëri na torop sans dépenser nit ki ni nga koy percevoir ak ci nim la dalee parce que nee nañ ku nekk nam la dalee rek nga ko mën a waxee parfois maanaam buñ ko tënkee dina bokk ci manque d'information mën na nekk tamit bon grossesse comme mariage précoce maye sa doom te jotul sëy parfois tamit dina nekk dañ kumpa parce que xale nekk na ki nga xamante ne xamul à chaque instant bu gisee rek day yaakaar ne dafa war a dem directement au but alors que ne loolu noonu parents yi je pense que ne war nañ see gën a góorgóorlu bu ñu waxee cause rek maanaam li ko waral mën nañ xalaat li mu mën a jur maanaam ñu wax ci conséquence ta Sophie en tant que sage-femme sa xam-xam màcc ci lool lan nga yaakaar ne bu ñu waxee grossesse précoce lan la mën a jur maanaam lan la mën a indi ci xale bi nga xamante que ne dal na ko. waaw grossesse précoce conséquence am dafa doy waat ci xale risque pour la am na risque pour santé moom en général dans le monde 194 filles meurent des suites d'un accouchement des suites d'une grossesse c'est la deuxième cause de décès pour les jeunes filles deuxième cause bi mooy avortement yi parce que xale yi bu ñu ëmbee rek automatiquement lii nekk seen xel rek avortement naa ko génne de ce fait boo demee fenn nag ñu la koy dindil mën na am avortement hémorragique mbala yooyu nga ñàkk deret bu bari mën na laa rey marginalisation bi aussi conséquence yi marginalisation bi parce que xale bi bu ëmbee tey dañ koy beddi dootul bokk di nga génn kër gi dinañ ko génne ci kër gi école am dinañ ko génne ci kër gi société bi daal abandon bi ñu koy def daal maanaam ñoo koy abandonné ñoo koy refoulé daal wax naa avortement bi léegi wax na accouchement bi aussi xale bi bu demee ba âge accouchement datu accouchement mën na ko indi ay complications mu am un accouchement dystoxique mooy accouchement bu métti parce que li waral accouchement bi métti mooy organam yi tous ces organes sont immatures dara motul automatiquement nag dina indi faible poids de naissance dina indi retard de croissance su bébé bi mën na indi
avortement à répétition aussi day am. avortement à répétition yi li mu mën a jur mooy stérilité dina dem ba dootoo mën a am doom. mën na am aussi infanticide nga jur sa doom dal di ko ngan di ko sànni ñu jàppala tëj prison. mën na am aussi décès maternel. décès maternel moo tax ñu ne avortement yi xale yi grossesse précoce yi mooy indi ay causes ay conséquences yu bëri. ndax décès maternel moom mooy le comble. mooy le comble quand même. manque de confiance de soi-même dootoo wóolu sa bopp. di indi dépression yi xale yi nga xam ne dañ leen maltraité. maltraité leen ba dañuy kii daal. dañuy am problème psychologie rek dañuy def psychose la ñuy def. c'est ça. voilà ba lii conséquences yi dañoo bëri waay boo xam ne bëri boo xam ne. doy na waar maanaam doy na waar loolu lañ mën a wax maanaam mu nekk lu graaw loo xamante ne xale yi ñu ngi koy dund de plus en plus mu nekk fii ci réewum Sénégal wala ci suñuy gox wala sax mën na nekk ci àdduna bi ça dépend rek fi nit ki nekk. Soda en tant que étudiante comme nañ ko waxee léegi rek yow tamit lan nga yaakaar ni moom la grossesse précoce mën a jur ci xale bi nga xamante ne moo ëmb bu teel. risques yi daal bëri na en tout cas. mën nañoo jàpp ni comme ni ko tantôt waxee avortement yi nga xam ne c'est une cause de mortalité chez les jeunes filles manque de soi-même mais aussi non dañoo bëri waaye boo xamante que ne buñ ko doon lim fii ba suba tamit du jeex. maanaam li mën a jur ci santé xale bi surtout ci santé dafa bëri parce que boo ëmbee ëmb bu teel peut-être antanoo yenn métit yi loolu tamit peut-être mën na bokk ci conséquences yi xale bi nga xamante ne dafa ëmb te tollu ci mën na ko andi problème mu psychologie comme ni ñu koy waxee parce que bu fekkee tamit comme marginalisation bi taa su fi wax mën nañ la génnee kër gi à un certain moment donné boo demee ba am bébé bi peut-être mën nga jàpp ne say parents dañ la abandonné te conséquences yooyu mën na dem aussi ba traumatiser santé xale bi mu jàpp ne dañ ko bañ wala société bi dafa ma bannir mu nekk ay conséquences yoo xamante ne au jour le jour Moussa dañ koy gis ci suñu dëkk maanaam bu ñu waxee conséquence mooy li nga xamante que ne ëmb bu teel mën na ko jur ci santé xale bi mu war na mën a am aussi ay solutions yoo xamante ne war nañ ko mën a préconiser ba mën cee génne xale yi parce que war nañ léegi manque de sensibilisation xale bi nga xamante ne amul conseillère amul ku ko mën a jàppale amul papa wala yaay boo xamante ne mën na toog parfois di échanger ak moom ci wàllum góor ak jigéen surtout le sexe parce que dafa nekk loo xamante ne ay xale yu bëri xamuñu ko. chers internautes Ndianda TV ñu daal di leen fàttali rek ne leen mën ngeen suivre suñu émission à travers notre page YouTube ndiandatv.com. bon comme niñ ko waxee léegi conséquence rek boo waxee conséquence li mën a jur ñu daal di jox taasu fi parole bi mu wax ñu li nga xamante ne moom la xalaat mu doon ay solution ngir ñu mën a xeex li nga xamante ne moom mooy ëmb bu teel. waaw li ma gis ci solution mooy comme ni nga ko waxee rek sensibiliser xale yi rek sensibilisation bu mag a mag auprès des jeunes mooy yaay yi mën nañoo sensibiliser seen doom yi comme dañu ne le sexe est tabou yaay yi di waxtaan ak seen doom yi parce que doom bu jigéen dina jege yaayam muy waxtaan ak moom affaire sexualité loolu mun na doon solution mën na doon solution aussi jeunes yi ñu leen di woo en masse di waxtaan ak ñoom comme genre li ñu def nii baax na trop jeunes yi fekke woon ko te bare ñu waxtaan ci sensibiliser leen pour sur la santé sexuelle et reproductive mun nañ leen solution bi aussi mën naa nekk méthode contraceptive yi parce que am na jeunes yu bari yoo xam ne xamuñu nu mu demee parce que booy jël méthode contraceptive yàlla mun na laa jàppale nga bañ a ëmb méthode yi aussi lu baaxoon la moo taxoon ma indi lii pour présenter leen ko. mais tas fi comme ni nga ko waxee lu tabu wax nañ ko léegi. maanaam jeunes yi tey dañoo jàpp que ne am na yoo xamante ne waruñ di ko wax. comme suñu émission tey bi day bëri ñoo invité ñu ne la ay affaire wàllum sexe mënuma see wax wala wàllum grossesse précoce mënuma see wax parce que pour ñoom dañ jàpp que ne dafa nekk sujet bu grave en tant que sage-femme lan nga mën a wax jeunes yi pour ñu mën a xam que ne en tant que jeune waruñu am yenn complexe yi war nañ mën a toog di échanger maanaam nga lancer leen benn appel boo xam ne mën
buñ leen woowatee si genre yi dinañ mën a ñëw teewe si ko ngir ñu mën see waxtaan. waaw maa ngi lancé jeunes yëpp appel ñuy ñëw di fekkee jotaay yu mel nii parce que jotaay yu mel nii lu am solo la ndax grossesse précoce dafa bëri te jeunes filles yi ci gaañu dañoo bëri. elles perdent la vie en donnant naissance wala sax à cause des avortements kon nag lii lu ñu waroon a rafetlu la. buñ leen woowee dañoo war a teew parce que li nga xam ne daf lay aar da nga war a taxaw déglu ko jàng ci leçon man loolu laa gis loo xam ne fagaru ca bamul teel maanaam buñ la woowee li ma ci mën a yokk mooy solution bi aussi ñu fexe créer un centre ado ici à Ndianda parce que les jeunes comme mënuñoo ñëw fale au poste de santé bu ñu amee seen point ado ñu mën ñun sage-femme yeeg infirmier yi ñu di fa dem ñuy waxtaan ak ñun de leurs problèmes ñu jël aussi ay solutions. Et moi qui en étais participante aussi may fàttali que ne amoon na fi peut-être on a fini par perdre ko mais amoon nañ benn centre ado foofu lañ daan tase di waxtaan on va vous juger de tous les noms mais da ngay jàpp ne xale nga et puis xale da ngay jàngi boo jàngul tamit doo xam comme ni mu ko waxee rek solution yaa ngi noonu ñun ñoo ko déggandoo solution yi nga xamante ne moom la sage-femme bi proposé kon ñu daal di bàyyi ak Soda kàddu gi rek mu daal di ñu see sànnil quelques solutions yi nga xamante ne xam na ko ci wàllum grossesse précoce. quelques solutions yi ñu mën a élaborer rek mën nañoo wax tamit ci utilisation la connaissance de l'utilisation du condom aussi c'est pour éviter la grossesse mais aussi éviter les IST y compris le sida. Faire aussi la maternité à moins risque. Aussi la connaissance du corps tamit. Bon ñun ñoo ko déggandoo comme ni mu ko waxee maanaam grossesse précoce bu ñu si doon wax fii ba suba du jeex. mu xam li mu nekk li mu mën a jur wala li mu mën a wala li koy indi wala sax mu nekk li nga xamante ne moom lañ si yaakaar mu mën koo dindi kon ñun ñoo ko gisandoo mbokk internetu Ndianda TV yéen ñi ñuy suivre la télé au cœur de vos envies ñu amoon tey comme invité Ta Sophie sage-femme ici au district sanitaire de poste de santé de Ndianda ak suñu chère étudiante Soda Lour ñun ñoo ko déggandoo kon avant ñuy tënk suñu émission ñu daal di leen bàyyi rek ñu def seen quelques remerciements ak seen quelques conclusions Ta Sophie vous avez la parole. waaw di sant ñëpp rek di leen gërëm di leen sant yéen ñi sant la télé de Ndianda di leen sant yéen ñëpp vraiment acte bi noble na seen stratégie bi ngeen bëggoon a def vraiment wuyu si wuñ leen waaye buñ leen wuyu si woon nit ñoom dañ siy gagné parce que grossesse précoce bare na macha allah bare na bare waay boo xam ne de ces jeunes filles yi am pagaay kon nag tey bu ngeen jëlee idée bi indi ko fii à Ndianda duñu def du dul di ko rafetlu parce que yéen da ngeen ñuy jàppale yéen itam bu ñu toogoon tey ñun ñëpp dinañ ci jàng te di ngeen ñu jàppale te dootuñu am ay jeunes yoo xam ne dañoo jël ëmb bu teel daal ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm. merci Ta Sophie. Soda ñu daal di la bàyyi rek nga sànni say quelques kàddu mu xam mu nekk remerciement wala mu nekk conclusion boo bëgg a tirer ci thème bu yanj bi nga xamante ne moom lañ fi développé tey. D'abord dama leen di remercier ci invitation bi ngeen ñu invité ak sama thème bi ngeen jël grossesse précoce et la planification familiale di remercier tamit sama sage-femme bi merci beaucoup. Chers internautes Ndianda TV merci d'avoir suivi notre émission Entre Jeunes maanaam émission bi ñu ngi ko duppee Entre Jeunes mu nekk nag émission boo xamante ne ñu ngi koy door a def fii nga xamante ne moom mooy Ndianda ñu daal di cee fas yéene woo ay jeunes ñu ñëw wuyu si ñu daal di see waxtaan mën a génnee ay solution parce que nag grossesse précoce nekk na loo xamante ne dafa bëri. ñu daal di rek tase ak suñu benn papa bu nekk fii ci diwaanu Ndianda ñu fas yéene sàkku ci moom ay leeral ci wàllum thème bi ñu doon waxtaanee léegi muy grossesse précoce papa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax te di la dalal si suñu télé. di leen gërëm di ngeen ma jox ba mu mën a tontu di ngeen ma bëgg a laaj Ibrahima Top laa tudd. merci papa merci pour présentation bi comme niñ ko waxee léegi rek ñu daan waxtaanee lu jëm ci ëmb bu teel parce que dañ gis ne fii si suñu réew wala boog si suñuy dëkk dañuy gis parfois xale yi muy am ñu ci ëmb maanaam ci âge boo xamante que ne c'est intolérable wala âge boo xamante ne
bon yaakaaruñ ko en tant que parent maanaam en tant que waajur nan ngay xalaat que ne moom moo indi wàllum ëmb bu teel ci xale yi. waaw maa ngi sant di la gërëm si laaj bi sawar naa di ca tontu ci suma xalaat bu gàtt suma xalaat bu gàtt daal liy waral ëmb bu teel yooyu maanaam mooy yar bi. éducation de base maanaam yar. waaw yar bi daal yaa gis ne daal wax dëgg yàlla xaw naa sooxale waaw. maanaam parents yi waxtaanatuñu ak seen ay doom. parents yi waxtaanatuñ ci ak seen doom. parents yi daanaka léegi dañu bàyyi xale yi ak l'école bi waaw. dañu bàyyi ak l'école bi mag ñi dañ toog ak seen doom l'école bi daf ko wàññi. ñu demee l'école bi léegi yar bi ñuy xaar ci ñoom xaj na ko. comme niñ koy waxee éducation de base ca kër ga lañ koy jàngee. waaw ma yaakaar ne foofu tamit parents yi ñoom ñoo ci xaw a sooxe seen rôle maanaam. parce que xale bi dem jàngi dafa dem sàkku ci xam-xam waaye nee nañ xam-xam du doy est-ce que nekkul ne tamit parents yi ci biir kër yi dañu wax sa doom bu ñibbisee nga woo ko waxtaan ak moom ci lu jëm ci wàllum góor ak jigéen parce que dama yaakaar ni bu ñu waxee éducation de base parent bi moom moo ko mën a def ci doomam lan nga yaakaar ni est-ce que yaakaaroo ne parents yi foofu ñoom ñoo bàyyi seen rôle seen ay doom. léegi parents yi foofu noonu am na ñoo xam ne bàyyi nañ seen rôle waaw am na ci ñoo xamante ni daanaka seen rôle dañ ko foqali ci ñoom dañ ko foqali bu jigéen bu njëkk xale bu jigéen bi mu daan am jot ci toog ak yaayam di ko jàppale ci liggéey di ko déglu ni muy waxee ni muy defee loolu xale bu amatu ko léegi jot boobu amatu ko toogatu ko ak yaayam lépp li ma la ko wax léegi école bi daal yar ba fa nekk bu ko mënoon a méngale ak yar bi nekk ci kër gi waaw waaye du mën a méngoo ndax ñi parents yi nekk ci kër yi li xale yi jàng ci l'école ba ñoom jànguñ ko xamuñ ko maanaam bokk waaw. di yaakaar ne nag émission bi neex na leen balaa ñuy tënk ñu daal di remercier suñu caméraman journaliste bi Moussa Ndaw remercier suñu invité yi Soda Lo ak Ta Sophie di leen di jox rendez-vous dans les plus brefs délais ci beneen numéro Entre Jeunes fii ci diwaanu Ndianda merci beaucoup. Abonnez-vous dem leen n'oubliez pas surtout d'aller sur YouTube tapez Ndianda TV am suñu programme émission tay bi ñu duppee Entre Jeunes précisément avec le thème grossesse précoce mais en même temps aussi bés boo leen abonné à chaque instant di ngeen mën di am suñuy émission wala sax suñuy programme merci beaucoup et à très bientôt.